lu tax su ma yeboo di la ñaanal yoo yaay ñàkk rek. Internet sans limite sn.com, bienvenue dans votre émission ni ñu ko yàgg di defee noonu ngeen ko bëggee te leer nañu itam c'est pour cela à chaque fois dañuy def le maximum possible pour di leen béggal. Juste pour vous faire plaisir, j'ai décroché encore un autre acteur de Idole du nom de son vrai nom Assane Lo, mais ñëpp gën ko xamee ci Tandian ci rôle bu extraordinaire bi muy joué ci biir Tandian ci comédie bi Tandian aussi ci beneen facette boobu nag tey ci moom la ñuy découvrir ba tey itam mu nekk directeur artistique bu l'artiste planétaire muy Carlou D. Donc on va essayer de discuter avec lui ci deux plans moom artiste bi mu doon waaye plan tamit ci artiste bi nga xam ne moo di Carlou D. Dama koy bàyyi rek mu nuyoog internet sans limite sn.com su ko defee ñu daal di mën a xuus ci waxtaan bi grand sën maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mon frère. waaw yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax. di sant aussi fans yi. internautes yeeg. képp kuy sénégalais. même ku dul sénégalais sax di ñu béggee. ñu ngi lay sant. La majeure partie des internautes me posaient la question ou bien me demandaient même ma fexe ba nu ma la décrocher nga yaakaar loolu lan moo tax. waa ndeysaan dañoo baax rek xam nga Sénégal moom li may faral di wax rek nit ñi moom booy def li leen di intéressé da ngay dugg seen i xol te boo duggee seen i xol moom defe naa da nga leen di bëggee ñoom it dañ lay bëggee te damay dégg mag ñi di wax naan àdduna moom ku lay ndamoo rek dee ko safoo. man dama safoo ak internet yeeg fans yeeg ñëpp daal. mais est-ce que mënuñu wax que ni partie bi du comédie bi ngay incarné ci mënoon naa wax ci double vie vous étiez vraiment calme par rapport ak bi nga xam ne moo di Idole. mais Idole la gars yi gën a remarqué léegi da nga may defal benn chaîne nii rek depuis double vie ba ci Idole. waaw d'accord xam nga artiste en fait dama koy faral di wax day bari facette. même des fois sax ci biiri kaf gars yi dañ naan janax dafa war a bari pax. bu bëggee mucc. waa artiste nag day am ay facettes yu muy am yoo xamante ni foo ko war na la wuyu. peut-être que double vie dama nekkoon ci benn rôle boo xamante ni si c'était un père de famille. bu am doomam divorcé ak yaayu xale yi. war a nekk Europe entre Europe Sénégal. nan nga war a mën a éduquer say doom. et aussi en fait idée tubaab yi ngay am. du bokk ak fii ñëwal nga wane ko moo waraloon foofu ma xaw a calme di xaw a jouer yenn système yeeg yooyu quoi et que double vie série la bu doyoon waar. dëgg yàlla continuité bi nag la nit ñi di laaj. mais est-ce que dinañ ko continuer est-ce que gars yi arrêté wuñ ko d'une manière. non ça dépend ci producteur bi parce que arrêt double vie c'était pas arrêt boo xam ne dañ ko arrêté pour seeti leneen mais dafa fekkoon ne dafa nekkoon moom ak wiri wiri. ñu dem ba ci biir ki moom double vie moom moo produire wiri wiri donc bi muy nekkee tamit ci double vie ak wiri wiri mu xool xam ni wiri wiri ni ñaa ngi koy suivre double vie aussi te double vie comme yomboon na moom mu arrêté ko continuer wiri wiri looloo taxaw na mais njaga mi ngi may dégg moom rek temps est passé daje nañu mu naan ma grand prépare-toi parce que dinañu def continuité boobu noonu. D'accord. mais pour Idole ma wax sénégalais yi ne leen comique bi dafa am solo. parce que aussi nit la. te la longévité ça dépend de ce que tu fais du matin au soir. damay dégg mag ñi di wax naan retaan dafa baax ci nit. absolument parce que day faj. nit koo gis tey exemple muy ree rek. foo romb da ngay saf nit ñi. waaw moo waral des fois ci biir prison bi bien vrai que éducation mi ngi ciy génn. mais aussi rire bi mooy éduquer gars yi. mais est-ce que dans la vraie vie je vais essayer de vous taquiner un tout petit peu bëgg jigéen bi. waaw non xam nga loolu dama ne woon du ma ci wax parce que man nit ñi des fois du ma leen comprendre quoi man Sénégal. man dama xamul des fois bu dee yàlla ma yàlla baal boroom ñaari tur yi. fu ñu romb ñu joxañ leen saaga leen. nga wane ne góor yàlla nga ñu am luñ teg ci yow. bëgg jigéen bi man dama koy wax rek góor guy dund. di nga bëgg jigéen. absolument parce que jigéen nañu jur. jigéen nañu nàmpal jigéen nañu boot fab ñu yar ñu def yóbbu ñu école sunu papa yi bien vrai que ñoom ñoo def yenn yi mais li ci ëpp jigéen la. nga màgg non yem ci jigéen. mais il faut nga bëgg jigéen. d'accord beneen côté bi mooy gis nañ message bi nga véhiculé biir Idole ñu gis na nga fa duggee itam waaye du ñàkk dina am ñoo xam dinañ ne ëmpale nañ fa duggee parce que la majeure partie des acteurs qui s'y trouvent par casting lañ fa duggee est-ce que gars yi dañu def casting ciblé ci yow wala da nga dem def wane sa preuve ñu jël. waaw casting la parce que aussi xam nga des fois niñ naan sàmmkatu mbott moo xam ba cay soox. yal na ko yàlla yërëm te yéexuñu Moussa Gueye bi nga xamante ni c'était le PDG de Evenprod sama grand frère la. mais bi mu demee ba ñuy def casting bi daf ma woo. woowuma en tant que frère mais daf ma woo en tant que acteur.
bi ma ñëwee ndeysaan mu toog mu ne ma damal wane sa preuve. Ibou Guèye nga fa woon. y avait aussi Thier ñooñu nga xamante ni ay tet lañu. ñu woo ma defal ma benn genre casting ñu taxaw ma ak moom vite fait. wax ma expliquer leen rek ñu ne ma dinañ la rappeler. ma toog un jour ils m'ont appelé pour me dire que bon écoute grand ñu daal sentir nañ ne. yow peut-être li ñu bëgg. mën nga ñu ci defal. d'accord donc bi ñu demee ba ci biir nag. ñu gis peut-être que du ci man nag du sama ngóora. sunu borom la rek. yàlla def ñu dem ba ci biir ma génnee facette yom yi ñu gën a bëgg rek gars yi na ma gën a toogal. d'accord et puis voilà c'est parti. c'est parti oui. est-ce que parfois du la jaaxal comédie bi nga am ci biir Idole ba ñëpp instant yi ku jóg naan tànjaan ba ci même vidéo yi ma def ak yenn acteurs ak actrices yi dañ ne ma utal tànjaan. yow parfois doo toog di mu jaaxal wala la famille kenn xool rek nañ kii. non en fait man du ma jaaxal parce que man li ma wax rek. mën naa facette bu ne mën naa ko génne. tey jii soo ma joxoon rôle lu DG su ma ko joué rek. non tu te dis que grand bi vraiment DG la sax quoi. ma joué rôle lu taalibe wala ma joué rôle lu buujumaan. non nga ne grand bi buujumaan la man en fait fu ma ci dem rek dama koy jox àqam dama koy def ba mu mat. looloo waral loolu quoi et puis di wax sénégalais na leen aussi tamit kéwél du tëb doom jëbët. dëgg fa neex yàlla comédie bi ak kaf ak ree bi boo duggoon sama kër yaay. maara day taal yi non foofu c'est la joie. sama papa tey bu toogoon ak yow ndeysaan buy sang maa ngi koy nuyu au passage. kooku mooy sama lépp mooy sama àdduna. moom moo tax sax nii ma men tey ma men ko ndeysaan parce que paa la boo xamante ni mooy seeg sama yaay. mais man la gën a bëgg ko doomam yi. wallahi azim du caaxaan. kooku mënu ma ko fay dama koy bàyyi ak suñu borom mu fay ko. kooku def ci man tey lii. parce que kooku bu toogoon ak yow tey fii. non nga ne mais non defal ndànk yi mënul nekk. li gars yi naan mythique bi toj na kon fii toj. azim voilà noonu la men tey ma dikkee ñaami li muy def yëpp sama papa karaw. wallahi azim non paa bi il est extraordinaire sama yaay aussi. nit ku jovial la ubbeeku macha allah. sama rakk bi topp ci man Guèye Boy ku jigéen madame Samb non kooku bu toogoon fii nga ne non mais attends Assane mii jarul ñu koy wax. kon daal dañu ne ku juddoo ci Dakar màggee ci Dakar kenn du ko laaj forox nga ndax tool. non da ngay saf sap. kon jeex na alors ban partie moo la gën a ban séquence moo la gën a neex ci Idole boo xam ne yow moom nga joué wala mu marqué la. waa séquence bi ma marqué ndeysaan maa ngi koy xool ci Kalsooma. mooy waaj la napp ci prison. waaw moom bi ma nekkee xale dama ko doon suivre. d'accord. wallahi azim léegi ngeen bokk si lui. soppoon ko lool nag bëggoon ko parce que da doon dégager affaire bu doy waar. ma am ci moom nag ndeysaan benn cofeel bu doy waar. may dem àddunay dox. di dox bañ ne bërët mu gis ko Idole ça m'a fait plaisir. mais li ma gën a neexati. ñu ne bërët mu dugg si ci prison bi fekk si. yéen ñaar ngeen bokk si non loolu c'est autre chose. d'accord loolu c'est autre chose. c'est une première fois bi ngeen war a jouer yéen ñaar. waaw boobu ndeysaan intérieur man maa ngi amoon ay frissons parce que. dama ne ndeysaan yàlla rek yàlla. parce que ko daan toog ci télé di ko suivre. nga dem ba tey ngeen bokk cellule. mu toog war a tourner ak yow. et puis c'est un gars boo xam te ni buy préparer tournage. doo ko ñimee. d'accord parce que man dama ko daan fekk duuta fekk. ak ay élèves am mais. attends kooku doo ko ñimee parce que buy concentré wu. tu te dis que kii buñ naan takk on tourne ma dee. mais le gars day métamorphosé wu comme c'est pas possible. d'accord nit gënu ko nit ku baax la. barki borom Touba. man dans ma tête ak rastaam yeeg lam yi nit ku xawoon a waye di laa ko jàppee woon. waaw xam nga nag nit laa comme ñëpp. loolu laa gisoon daal. mais daal ndekete nit da nga koy jege pour xam ko. d'accord non kooku il est. bu naan la kan sooma loo ko daan tontu. Mr Diallo. d'accord du nit. ndeysaan alors kan moo ci sa acteur boo xam ne jusqu'à présent soo ko gisee muy joué biir Idole vous avez des frissons. waaw moom Kalsooma ci la bokk. tonton Sène. grand lay presque Idole bi yëpp ba ci Tafa. man Mademoiselle Seck man buy joué man damay feebar. Margot nga xamante ni ndeysaan nee naa ko maak yow dañuy génn. ok waaw nee naa ko dañuy génn dinaa ko fësal àdduna yëpp xam ko Margot je t'aime. dañuy génn maak moom génn bu sérieux Margot aussi li muy dégagé non nga dem ci Adams. oh là là Pendisto Jazz Penda. mais non Idole barki Serigne Touba mënu ma ne ci kii mooy sama acteur préféré ñoom ñëpp la. yeneen série yi nga xam ne bëri nañu fii ci Sénégal du ñàkk itam nga ñàkk am fa acteur wala ñàkk nga xam ne am na koo xam ne jusqu'à présent donc ko préféré. waaw bari na tey exemple Mbetteel am naa ci Omar. d'accord Serigne Ngagne. ak jabaru Serigne Ngagne bi. waaw non ñooñu man attends kooku ñooñu samay acteur lañu. ak tamit ndeysaan kii nu mu tudd. te jëkk rafet nii Mbetteel la nekk.
Mbetteel bari naa fa ay acteurs ak actrices. Pod et Marichou aussi. Pod c'est mon petit frère. D'accord. loolu moom nag Sénégalais yëpp xam. Pod c'est mon petit frère. est-ce que essayé la démarche ne la kaay biir Pod et Marichou. non bizarre nag maag moom mosuñu def loolu mais on a tourné une pub maag moom. ci benn tee. bon je cite pas. mais maag moom def nañ ko. mais booy boobu aussi moom samay doom ñoo ko fan. ok. samay doom ñoo ko fan. mais nag xaw ngeen a nuroo de ci biir série bu ñuy xool yéen ñaar seen style de d'acteur ci jigéen. ci biir série waaw góor la daf ko wane. et puis dama koy encourager aussi ci rôle bi mu joué parce que c'était pas évident. parce que rôle bi mu joué dafa metti dafa diis trop ci xale bu yor ñetti jabar. boole kook nan ngay jongler et tout. non du nit. Billy moom maa ko yar. d'accord. Billy yaayam sama yaay la. absolument. ñoo dëkk Billy moom comme ni ma la wax rek man samay doom. Billy la ñu bëgg ak Pod. te bëgguñu yow. daf ma yéem quoi mais nag àdduna noonu la. àdduna noonu la des fois man sax loolu moo ma dàqaloon sax ñu ne ma papa dañ la fan. bien vrai que fan nañ ma. mais doom bu ñu gisee ci prison bi ba kan sooma di la napp lan la ñuy wax doom yi. waaw au début nag métti woon na parce que au début bi ñu ma gisee prison l'autre en fait ndeysaan moom il parle pas beaucoup. ndeysaan bu série bi daw sax ma nekk xale yu jigéen ñi sax daf may xool yaay ji. xool yaay ji mu defoon ko cas parce que musul gis papa mel noonu. man chez moi ak ñoom musuma kafek ñoom ci détail yooyu. dañuy kaf rey déconné mais musuñu ma xamee loolu. moo tax dafa toog benn jour ndeysaan xaw a daw dem ci salle ba ndeysaan toog yaay ji xam ni déplané wu na ñu toog ci guddi gi mën a yaay ji nag il faut que tu parles avec les enfants. yaay ji moom comme artiste la aussi tu sais que ma femme moom ma gën a doon artiste aussi. moom ma gën a doon artiste. moom moo wax ak ñoom cerné leen ba booy léegi bu ñu sant dañuy ree kenn ki sax léegi moom Tandian Junior lay wooye boppam. bah oui parce que bég nañu quoi. ok alors monsieur Lo monsieur Assane Lo de son vrai nom waaye itam Tandian di nom acteur biir Idole on va essayer de changer de cap essayer de changer style essayer de changer des questions pour venir en tant que directeur d'artiste bu Carlou D ñu daal di waxtaan temps yële récemment des mois je peux même citer en 2018 amoon ay rumeurs yu doon jëm ci sa artiste ñu ne Carlou D dafa bokk ci loge maçonnique yow nag mi directeur artistique am du ñàkk tey da nga ñu ci indil leeral. waaw loolu ndeysaan man xam naa ne maa ngi ciy wax mais du ko bëgg. parce que Carlou nga may mu ci tuuti ma wax ci moom. Carlou mënu ma wax ci moom lu bari. parce que des fois dañ naan lawbe lu mu wax ci garab rek. gor ko la bëgg. waaw parce que intérêt am la. dëgg la nag féete day xañe wërsëg. ñëpp xam nañ ne maa ngi liggéey ak Carlou mais moom laa gëm. li tax ma gëm ko dama ko gëm ci ñaar. dama ko gëm ci ni mu men gëm ko ci li muy way. parce que Carlou boo ko jegee moom bokkul ak artistes yi nga xam te ne affiche su gaynde lañu da nga leen di seen ragal leen. jege leen ñime leen. Carlou du noonu. Carlou da nga koy séen doo ko foog ci moom mais boo ko jegee doo génn ci moom parce que nit rek la. te nitu kese la. jullite na. taalibi Sëñ Bamba la. di Baay Faal pire nag. boole kook li ma koy mag yëpp ay conseil am lay topp tey naanaa gannaaw yàlla dëgg la nit dina soppeeku mais moom soppi na ci man lu bari. des fois sax ñu toog ma ne ko booy man ànd ak yow neexul parce que su ma ànd ak yow da nga may anesthésier non da nga may rey booy bàyyi moom ma dund mais daf ma dimbali ci lu bari. dina am nag conseil bu ne dina am lu ne ci nit ñi mais li may am ci Carlou Serigne Saliou bii ma yaakaar xam na ne Carlou du moroomu waykat yi nekk Sénégal saa dama la koy confirmer ci nan ci li muy bind ci way li muy génn ci bopp bi ak li muy way Carlou du Samba Mbayaan rax ci dolli la muy way yëpp bu wayul Sëñ Bamba àdduna lay way nit ñi di ci jëlee xam-xam. moo tax mbiru loge bi ngay wax nii ñun ñëpp staff bi dañ ñëwoon duñ ci waxati.
nañu bàyyi nit ñi ak yàlla parce que nit ñi ngi comprendre mais boo gisee ma ciy wax Carlou. parce que génnoon na fi album One Day. benn gis naa ko ci chaîne YouTube benn je sais pas. ñu jaaree ci album boobu noonu décortiquer ko et puis ku ko seetaan tu peux te dire que là je n'ose pas dire que moom il a raison ou pas. yow nag day yoon nga leeral. waaw non li ma lay leeral mooy xam nga geste la def te ba lay da koy def tey mi ngi mel tey nit ñi kooku nga ne la waa jaajëf ay one love ak genre geste yooyu moom il est comme ça de nature. Carlou nitu kersa la ba des fois du ay gémmiñam mooy génn mais ay gestam ngay suivre rek nga xam li mu lay bëgg a wax ñun boog des fois ci langage boobu la ñuy waxee ñun nag yàlla dogal na de li mu naan sëñ Bamba da nga koy tooñ léegi baalu ko mu xolal mu baal la léegi nga ñaan ko mu may la léegi dañoo toog ci ay jamono loolu fës ci dëkk bi ay nit fokk ko ci moom lool mu metti woon ci njabootam lool metti ci ñun metti ci soxnaam si metti ci ay fansam mais boo waxee mu ne la sëñ Bamba dinañu àtte ndeysaan boo xam jooju daal wala daan topp yi wax àddunay dox di dem bay ba sëñ Bamba maanaam liñ naan boo ko ñaanee mu may la léegi mu wan ñu loo xam ne gannaaw suñu borom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne sëñ Bamba moom la gëm wan ñu ki nga xamante ni moo ko daan def ki defoon vidéo boobu. ki def buzz bi ki daan bind ci lu ñaaw ci Carlou ba mu taxé ko ne ci maçonnerie bi la bokk ne formation la ñu xam ko nag muy doomu réew mi ndeysaan di sénégalais comme ñëpp kenn raxuñu moom la mu daan bind di ko tas muy wër àdduna nit ñi foog ci moom yàlla wan ñu ko te booy seet depuis boobu ba léegi bindatuñ ci moom waxatu ci moom xam na ñun xam nañu donc am na yoo xam ne duñ ko développé. am lu xew ci suuf. non dara xewul ci suuf lu dul xam nga nit. li ma naan xeex ñaar koy def. tey bu ma la nee bërët dóor la boo ma dóoree xeex am. te xeex li ko yàggal àtte la. te ñaar ñoo xam ne bu ñu taxawee nga saaga ma fayu ma a xeex mënta am. waxuñu ko defuñu ko. mais moom xam na ne xam nañ la mu def. te nag Carlou da koo jéggal. man li ma yéem man dem naa sax ba ne ko dañ ko porter plainte. nañu def li parce que yëfu nit la. mais moom dana daal ci baaxam mu ne nañ ko jéggal parce que sëñ Bamba jéggal naa ko. waaw mais Carlou ku ko xam ndeysaan xam ni jullit piir la ma nettali la benn anecdote. am na benn waa ju mës a toog ne ma dama bëgg gis Carlou woo ma téléphone. mu tombé koor. ma ne ko Carlou de heure bii moom xam naa ne boo ko woowee mi ngi julli wala muy wért mu ne ma dama ko woo sonn jëlul. ma ne ko mais bu fekkoon ne peut-être que dog boo parce que xam naa tey këram laay dogee mais soo ma fekkoon foofu est-ce que du gën a neex sax nga gis ko moo gën mais ci biir yi wax naan ko Carlou ma ngay julli ma ngay wér man xam naa ne intérieur waa ji arrêté na benn quelques secondes xam naa xelam ne kanam bi daal deex lu ko neex rek Carlou moo si ab formation nu muy jullee mais yàllaa ki mbiram on s'est donné rendez-vous barki borom Touba jour bi muy ñëwee kër Carlou dafa ñëw bëri ñu ubbil ko mu dugg ci salle bi fekk Carlou yor kursam di wér ci biiri bëtam la ma xool ay bëtu grand rus naa waaye nag xam nga doomu aadama kenn ko topp ba mu sës ñun ñu bàyyi mu sedd kooku tey mi ngi ci dëkk bi wër mooy suñu ambassadeur foo taxaw ne Carlou lii la te neewoo jullit la mu rayante ak yow te xam nga formation sénégalais yi koy jiiñ Carlou nee naa leen nañu rus Cheikh Fall ndax Cheikh Fall du am taalibe formation Serigne Touba du am taalibe formation rax ci dolli sëñ xaban bu sëñ Fallou nga xam ko koy wasi la Carlou di kooku mënta am taalibe formation dëgg fa neex yàlla je pense bien lépp leer na ci côté boobu nga xam ne moo leen la demoon yéen internet yi waaye fi ma koy jeexalee itam mooy temps yi diw ngeen bëri waa Sen TV de te Carlou Youssou grand am la non ba tey grand am la Youssou du grand sax maam la ndax ci musique tey booy seet Carlou waaw Carlou nag grand la ci musique bi macha allah mais Youssou paa la ci musique bi. absolument c'est une légende. Oui waxatuñ ko. tey bu doon da ngay retraité ci musique nga retraité. pension wu Youssou Ndour macha allah ci musique. defe naa dina ëpp la ñu bare. waaw il sera à l'aise et di ko ñaanal aussi que ne grand bi macha allah moo xàll yoon moo def lépp. Sen TV nag Bougane aussi dañ koy sant. parce que aussi day am jamono. ñu bari mën nañoo bañ. mais il faut kenn nangu. parce que li may faral di wax rek néeg mën naa am buntu. waaye bu amul fenêtre rek
musiba am waaye yàlla lay dogal doomu aadama du dogal ñun Sen TV sunu kër la Bougane dafa ubbi bunt yi ubbiwu ko parce que Carlou la ou n'importe qui Bougane kuy liggéey danaan la ñëw ñu liggéey Sen TV moom suñu télé la moo tax suñu ñu bari nag gën ñu xal Sen TV que TFM nag ñoom danoo yàgg ñoom ak Carlou lu yàgg la mais xam nga àdduna day dox te lu muy gën di dox nit di gën am bëgg-bëgg ñun suñuy bëgg yëpp peut-être dama jàppee ne waa TFM mënuñu ko matale parce que la preuve en est que des fois sax suñu yenn événement yi am desaan dañuy ñëw sax di ko filmer mais doo gis ñu teg ko doo gis ñu teg ko te Sen TV da lay filmer léegi teg ko léegi wala suba wala semaine bi mu tegal la ko carrément clip bu Carlou yi rajo bi invitation Carlou il est tout le temps là-bas bu nu sañoon nag am ko ci télé yëpp mais yàlla day def des fois am na ci ñoo xam ne nag ni ma ko mën a tuddee je sais pas nu mu tudd mais mën nay nekk ay siisu wala leneen ak leneen mais ñun daal jàppewul ne ci télé benn la ñu fixé wu mais nag télé bu ñu nekkal la mais boo ñu nekkalul tamit ñun dañuy continuer di dund suñu dund. Carlou fu mu toll ci single album wala lenn loo xam ne événement la pour nit ñi mën koo xaar. mais Carlou li muy pare mar day daal xam nga Carlou. doo ma ci ñamalas la. xam nga Carlou nee naa la. wallahi azim. mënoon na di génne son chaque jour. que jëfee. Carlou li mu génne mi ngi ci 15 ans de carrière. d'accord. 15 ans de carrière en 2019. Carlou denc na lu ëpp 15 ans de carrière am ci musique. Mbadou. des fois nag dama koy xool ne ko booy yow par hasard est-ce que raxoo mu ree na ma bàyyil mu sedd. Carlou nee naa ko man bu ma la doon jàppee du ma la jàppee waykat. Carlou bu dul woon waykat man mën naa ne ku ko demoon seeti ko mu wax la ne la lii nga dund wala lee loolu daf ma yéem ci moom. maanaam des fois lu mu gisaane. dafa yéeme non xam nga man nee naa la man dara fréqué wu ma. namuma dara. ànd ak Carlou taxul ma am sama teraanga. ndax yaa ngi nii fi ma fekk damay liggéey. mais nag yàlla mooy dogal que ne des fois di nga nekk nit mu amal la njëriñ te àdduna njëriñ rek la. Carlou nag daf ñu amal njëriñ lool. te réew mi dama bëgg ñu prêter attention ci moom. di wax ci moom jàmm tey déglu la muy way. dafa am solo. Carlou génne na benn single bu tudd ëpp na. barki borom Tuubaa. loolu ëpp na de ah. laa ilaaha illallah. mbaaru toj na. non da ko génne exclusif bi pourtant mi ngi ko mayoon waa TFM jour Saint-Valentin. mais son boobu je te dis que ne ko Sénégalais yi consommé. ci wàllum mbëggeel. d'accord. waaw nga xool ëpp na lu mu jur. fan la Assane Lo Tandian tollu moment bii nii à part Idole. waaw à part Idole mooy comme képp ku bëgg lu baax. boo nekkee ci benn mbir muy def crescendo di yéeg. da ngay ñaan yàlla bañ a wàcc. te yàlla dogal na ne. vraiment grâce à Idole. ak grâce à Tandian. que sénégalais yu bare ñu ngi ma ciy bégee. kon du ma def lu dul di gën a yokkaat puissance bi. te ni ma koy yokkee mooy comme ñëpp rek am ay projets yu nice yu baax. waaw di ko def. série yi amul ñeneen ñu la contact. waaw am na. yaa ngay dem wala da ngay xaar. non du ma demagum parce que aussi tamit boo nekkee sous contrat. yan série la doon ko wax. mais non jaru ko mais ñi ngi fii des fois. non sa boy la. non xam naa mais des fois kenn woo la ne la grand ñun gis nañ la ci lii gis nañ la ci laa. wallahi azim mën na leen waaw loolu yëpp nice na. mais xam nga munoo jël yàpp ak jën di ko boole. tey Tandian bi mi ngi ci yoonam. tey fi ma waroon dem. am na ku ñu ma woo proposé ma jouer benn rôle père de famille. mais bu boobaa damay low. par rapport ak Tandian. Tandian dafa am yoonam. dafa am histoire am. il faut mu mat. ba pare. ñu bari nag nee nañu non que Tandian day ne ci prison bi di ree ku ñëw mu def loolu lii defuma ko pour certes ay kaf mais c'est du sérieux parce que nekk kaso usem taxul nga bëgg. bëggal sa bopp parce que ay nit la ñu. mais damay jouer benn rôle boo xam ne ci nit ñi bàyyi xel bu baax. d'accord fan la Tandian di mujj. ensuite on verra bien. incha allah voilà Ibou Guèye nañu yéen a ngi dugg sama biir. gis nga benn instant. ak bu maa ngi koy bëgg bu baax a baax bu Evenprod ñu ngi koy remercier du fond du cœur de par ma voix sans limite ñu ngi lay sant bu baax a baax encore alors je pense bien que ni kontaan nañ su ma nee la kan sooma. Mr Diallo. alors ma bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi. waa internet yi di leen wax ne leen bég naa lool. ci choix bi. bi ngeen porté ci man. et di wax tamit Sénégal tamit ne bég naa lool tamit. parce que tamit dara neexul. ngay romb yi dem nit ñi naan la félicitation. même bu la ko benn waxee. gën na fukk yu taxaw fële di la xarab. di wax tamit aussi le monde entier sans fans yi nekk partout dans le monde. que xaar leen Tandian. moom ci ay facettes yu doy waar la yor.
waa yu yéeme macha allah. merci beaucoup du fond du cœur merci beaucoup de tout cœur moom mi nga xam ne moo di Assane Lo de son vrai nom tangent du nom d'acteur am ma kontaan ci moom trop itam waaye di kontaan ci yéen internautes yi maa ngi gis commentaire yi merci beaucoup du fond du cœur dama leen jox rendez-vous très prochainement ak keneen lay doon jaa ngeen jëf.